téeméer ak fanweer ak ñaar yoo xam ne bus yi nga xam ne moo leen waroon a yóbbu moo leen fa bàyyi mu indi nag njàkkare ci ñoom waaye teewul ministre de l'éducation booba mu nga ca gox ba di joxe ay jumtukaay ngir waajtaayu ubbite classe yi ca Ndar moom ci boppam nag yëkkati na ay kàddu wax lu jëm ci jàngalekat yooyu ak situation bi nga xam ne ci lañ toll ñu déglu Mamadou Talla ci micro Babacar Niang. parce que mënoo tijji fekk condition yi ñu bind ci protocole sanitaire bi amul donc di rafetlu en tout cas le fait que ma ñëw fi di rassurer ñëpp di wax nag enseignants yi mënuñu leen fay parce que bi ñu leen waxee ñëw leen la veille lañ leen wax ci guddi le lendemain ñoom ñëpp ñu ñëw franchement constaté naa ko tey encore bi ma ñëwee Kébémer dugg naa ba ci seen kaar yi gis constaté naa ko bi ma ñëwee Louga fii encore noonu donc di wax ne rek en tout cas ñoom jël nañ seen engagement ñu ne ma lii force de sécurité yi li ñu def ñoom ak médecins yi li ñu def gënuñu nekk patriote enseignants yi donc ñoom effectivement wane nañ ko di wax rek parents yi ñoo xam ne ñu ngi doon douter ñoo xam ne ñu ngi hésité loolu nag si àddina mois mooy 8 pays yoo xam ne ñoo nekk fii si côté yi ñu nekk si CEDEAO amul benn pays boo xam ne nee na léegi du tijji comme ñoom ñu ngi tijji seen école et ñun ñu ne 3 classes yi rek la ñu tijji donc maa ngi ñaan parents yi comme matériel bi ñëw na condition bi suñ ko respecté ñoom aussi nañu am confiance bàyyi seen xale yi ñëw. Mamadou Talla moom itam ngoon Kaolack nag démb rafetlu liggéey bi nga xam ne comité bi ñu denk xeex mbas mi itam def na ko foofe rawatina ci ñaax askan wi ñu góorgóorlu ci mesure barrières yi engagé wu tam ngir protocole bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu am ci biir daara yi ngir kaaraange jàngalekat yi ak kaaraange élèves yi lépp nag ci ubbite école bi loolu mën a jàppandi waaye nag ci loolee daal am na enseignants libres yu Sénégal seeni syndicat ñoom daal daanaka xel mu tey la ñu am ci yëf yi ndax nee nañu condition yi nga xam ne nag le kilifa yi wax daanaka daal xeeteel na ci daal te gisuñu fu mu mate ñu waxee lu ni mel nag ci tournée bu ministre Mamadou Talla ca gox ba ñu déglu ci leeralu Fara Diassé bu dee jàppandi na. diggante yi thermoflash ay masque alcogel ak i motopompe ak poudre ngir daal di désinfecter l'école yi ci diwaan gi comité de gestion bu pandémie bi xar na ci tànk tubéyam ngir ndorteluk njàng meeg njàngale mi ci diwaan gi Elimane Mandiaye Cissé topp ci ndey ji réew bokk moomeeluk dëkk bi gàlloo wàllu njàng meeg njàngale mi. élèves yi doomu Kaolack la looloo waral joxe na benn lave-mains bu mag pour école bu nekk ak ay lave-mains yu new pour classe bu nekk ñetti masque pour élève bu nekk ñetti masque pour jàngalekat bu nekk 5 litres d'alcool pour école bu nekk. conseil départemental bu Kaolack moom it desut ci xeex bi ngir rek njàng meeg njàngale mi daal di door ci anam yu mucc ayib Baba Ndiaye. désinfection priorité lu caisse de gel de 12 litres également mobilisé nañu ko 14 000 masques également jël nañ ko. àndoon nag ministre bi yor wàllu njàng meeg njàngale mi ci mim réew dikkoon ci diwaan gi ngir rek daal di saytu ana fan la dispositif yi ngir daal di respecter mesures barrières yi toll ci mboolem daara yi secrétaire général bu SELS syndicat des enseignants libres du Sénégal section école élémentaire Moussa Sow yaakaaruma ñu mën a commencer les enseignements apprentissage ci loolu doyul. njàng meeg njàngale mi ànd ak respecter mboolem disposition yi njiitu réew mi jël Zik FM Kaolack Faraja. fii bu fekkente ne motewul yëpp ci biir daara ya ñoom pare nañu ngir bañ a dellu ca daara. ñoo na foofii jàpp leen ni amul benn mesure sanitaire bi nga xamante ne respecté nañu ko. defaguñu ko ci école yi te ci protocole sanitaire bu ñu doon wax école yi dañ ko war a désinfecté wuñu école yi teg ci gisaguñu. section départementale bu syndicat des enseignants libres du Sénégal di artu autorité yi Yankuba Badji nekk secrétaire général am. nuñ fi démarré cours yi loolu moom mooy doon suñu taxawaay. enseignants yi am ñaaw njort ci li nga xamante ni moo di réussite. dafay nekk fiasco dafay nekk problème. SELS bu Bignona di ñaawlu bu baax ba anam yi nga xamante ne moom la autorité yi daal di convoyer seen i ñooñ enseignant ci seen i bërëb liggéeyukaay. ba inspecteur d'académie Mbaye Babou moom wër na daara ya ngir xool yëf yi fan la toll waajtaay gi ngir ubbite école bi talaata bii di ñëw sàkku na tam ci askan wi ñu. inspecteur académie bu Matam xamal nañu ne xelam dal na ginnaaw bi mu amalee tukki meeku si école yi nekk si académie bu Matam. waaw ñu ngi sant yàlla vraiment parce que li ma constaté mooy bi ñu defee CR bi nekk une bonne rentrée li may wax bonne rentrée mooy que ñu ubbi école yi ñu set ñu ubbi école yi ñu désinfecté leen ñu commencé na désinfecté déjà gis nañu seen école yi ñu dugg yëpp salté wuñu set nañu te communauté yi ñu ngi autour vraiment xaar ma yàlla diggante qui que ce soit enseignants yi dara dalu leen parce que risque. amal nañu étudiant yu université Gaston
Gaston Berger du Saint-Louis ñooñu moom kaas lañ leen xamee woon waaye bii yoon indi nañu seeni ministère bi leen jaboote ngir mu yeggee ko waa force Covid 19 ité ba nekk ca Sanar reportage Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Fonds force Covid 19 jote ci participation bu jóge Boubacar Diong secrétaire général commission sociale université Gaston Berger bu Saint-Louis. ni ñuy taxawee saa su ne di xeex ngir laaj li nga xam ne mooy li ñu yellool noonu lañ mën a tey jii bu président wootee ñëw jàppale nga xam ne mooy patriotisme am nañ sens responsabilité xam nañ bu ñu wootee ñu wuyu. lu ko jiitu ñoom ndongo yooyu dañoo jébbaloon ay ndimbalug dund askan yi fekk baax ci juróomi village yi wër université. jëlee ci étudiants yi def ko ci enveloppe indi ko foofu. symbole bi muy joxe mooy li muy wane dafa laaj ñu recevoir leen ci cérémonie jël ko dugal. di revendiquer ci jamono ba nga xam ne ñu ngay wane seen bopp ci xeex jàngoro ji di Covid 19. Cheikh Ahmed Tidiane la yu askan wa doon am Petit Mbao léegi nag xar kanam ga soppeeku na ginnaaw projet bi nga xam ne mooy projet de restructuration yu village yu ànd ak booba léegi yëpp nag nekk daal ngëneel ci askan wi nga xam ne bu njëkk ba sax dañoo njëkkoon a bañ projet ba laata mairie ba di ci dugg Idrissa Diémé. gannaaw ay ati at askan ba yeewoo cay géej ya antu bii le projet sax njeexital yi bëri lool Abdoulaye Pouy di maire Mbao. day ànd ak genre assainissement ndax pavage bi day drainer waale ndox bi de façon gravitaire lépp dem ci marigot bi côté circulation si biir dëkk bi day possible lool profité waale na genre promenade. saa su nawet jotee mu indil ay jàqare askan ba yeewoo ca village bi di Petit Mbao ñoom ne sax mu mel ni sax ñu ngi séntu leeraange ak yile ouvrage. vraiment nawet bi suñu soxla ñu fii dafa jaax suñu kër yi dañuy indoone xëy ñu indoone ñu bugg a dafa suñu soxla dañu mën a def soxla kër yi fees jàll suñu doom yi dañu mën a foofu dañu mën a dem fekk. dina tax sax ba ñu mën a désenclaver boobee village waaye tax tamit ba askan bi am dëkkuwaay yu ñoŋ Idrissa Diémé ca Mbao Zik FM. xibaaru ay nit la doon jaay moom ci boppam nag la ñu njëkk a faat ci ab centre boo xam ne ay nitam la fa doon dugal ci ana fayonte la woon diggante njabootam ak ñoo xam ne ay ñoñam la ñu woon bëggoon daal ñoom ñoo ñëw fayu ci kaw ay migrants bi ñu faatee seen nit ba noppi ñoom ñoo ñëw fayu ci ay migrants yoo xam ne ñu ci ëpp Bangladesh la ñu jógee faat ci diggante trafiquant bi ci boppam ak ñi nga xam ne ñoom la waroon yóbbu ngir ñu embarqué immigration. Niger dañ fa woote ab loi boo xam ne léegi ne mën nañoo déglu nit ñi ci wàllu téléphone wala bokk communication électronique loi boobe nag démb lañ ko woote ci assemblée nationale ginnaaw bu njëkk boo xam ne criminalité cybercriminalité la woon moo fa indi woon coow daaw bi yoon nag ñu woote ko ñi nga xam ne ñoo féete ca nguur ga nee nañu nag dara waralu ko lu mooy bëgg kaaraange ga yokk ci biir réew ma ndax ñàkk na fa lool lu jëy wàññi liberté ga foofe ca biir réew ma. Côte d'Ivoire parti bu Laurent Gbagbo di Front populaire ivoirien CPI Laurent Gbagbo mi nga xam ne kon cour pénale internationale gën na woyofal yi fii ci kawam te sax amaana mu mën a ñibbi si Côte d'Ivoire tax na ba partem nag di sàkku dab Laurent Gbagbo moom tamit moom moo ko dab partem du congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples moom tam jàpp ne faaw ñu toog waxtaan ndax ne yëf yi du ne diw moo am ndam ci kaw diw wala leneen. États-Unis policier bi ñu tuumaal ci ne moo faat ab nit ku ñuul foofee George Floyd fan yi ñu génn mujjee nañ ko teg loxo ba inculpé ko sax mu war a toog xaar ñu atte ko démbul dogal bi rot ñeenti agent police yoo xam ne tam ñoom takke nañu ci mbir mi ñoom tam am na ay enquête yoo xam ne dal na seeni kaw ba ñoom ñu xool responsabilité gan lañ ci am waaye kenn dong lañ ci tuumaal mu war a xaar ñu atte ko li yëpp nag am ginnaaw ñeenti fan yi yëpp fitna moo am ci dëkk bii di Minneapolis nga xam ne fitna ga fa amoon sax law na démbub ci dëkk yu bëri foofe ca biir États-Unis googe ak Donald Trump waxaat na démb digganteem ak Chine moom mu jàpp ne waa Chine dañoo bàyyi seen loxo taxawuñu bu baax ci feebaru coronavirus bi te nag waxuñu yeneen réew yi dëgg teeluñu leen a artu tam ba yëf yi mi ngi nii law àddina États-Unis moom sonn nañ ci trop Donald Trump nag la mu njortu woon fan yee def na ko ndax nee na génne na États-Unis ci réew yi nga xam ne ñoo bokk OMS te États-Unis bokk na ci réew yi doon gën a dugal koppar ci organisation mondiale de la santé yéen a ngi ci Zik FM la rajo leader.
wàllu tàggateram ñu ciy dalal Pape Matambo. Pape salaamaaleykum. aleykum salaam Simon Pierre Faye. ñu njëkkee fédération sénégalaise bu football daal fay na honoraire arbitre yi maanaam li mu ameloon arbitre yeeg joxe ay subvention club yi. waaw boobu la nag communiqué fédération bi ni ki démb la ko xamal jàppal nag lu toll ci 343 millions 748 mille francs CFA moom nag fédération bi fas yéene génne ngir nag fay lu jëm ci wàllum honoraire arbitre yi toll na si nag 62 mille 748 mille bu ci noppee nag dina jël 70 millions jagleel ko nag lu jëm ci club yu nekk ci Ligue 1 bi 49 millions yi nag ci club yu nekk ci Ligue 2 bi la ñu jàpp na tamit lu jëm ci wàllum national 1 bi ni ki noonu mooy club yi nekk ci division 3 bi ñoom dinañ am nag lu toll ci 48 millions 32 millions la ñu fas yéene jagleel nag ñu nekk ci national 4 bi mooy national 2 bi nekk ci division 4 bi loolu nag mooy pour saison 2019-2020 di fàttali tamit ñuy yëngu ci wàllum footballu jigéen nekk ci club D1 yi ak D2 yi ni ki noonu division régionale yi ak organisation nationale de coordination muy ñu gën ko xam ci yëngu ci wàllum nawetaan ñoom ñi tamit bokk nañ ci yooyu la chèque nag dinañ ko jébbal ñu ko yellool ni ki ñaari fan ci weerum juin. ñu wax tam ci ñeenti doomu Sénégal yi nga xam ne bokk na ci 11 finalistes yi nga xam ne ci ñoom la ñu war a seppee ki war a jël prix Marc Vivian Foé. waaw boobu le prix nag jàppal ne fukk ak benn finaliste lañ ci am muy prix Marc Vivian Foé bi nga xam ne nag ñii di waa RFI ak France 24 ñoo koy jagleel footballkat bu gën a xarañ foofu ci Ligue 1 bu France waaye nag atum ren ji ci final googule ñeenti doomu sénégalais lañ ci nemmeeku ak ci mel ni Idrissa Gana Gueye di football foofu ca Paris Saint-Germain ak Habib Diallo nekk ca Metz ak gardien sénégalais bi di Edouard Mendy nekk foofu ca Rennes ak coéquipier bi di attaquant Mbaye Niang jàppoon na tamit am na yeneen doomu africain yu ci bokk ku ci mel ni marocain bi di Younis Abdelhamid nekk foofu ca Reims ak Gabon bi di Denis Bouanga ca Saint-Étienne lay football moom algérien bi di Andy Delors nekk ca Montpellier nigérien bi di Moses Simon ca Nantes lay football malien bi di Amara Traoré nekk ca Rennes ak Osimhen nekk foofu ca Lille ak Slimani di football foofu ca Monaco kon ñu jàpp ne nag ku war a nag wuutu kii di ancien Lillois bi di Nicolas Pepe waxtu wi di football foofu ca Arsenal dinañ ko xam nag niki ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum juin gi ñu jëm boobu le prix nag lu toll ci 100 journalistes autant pour moi ñoom nag ñoo ko war a tabb ñoom ñi le seen xam-xam màcc ci wàllum football muy ci Afrique ak ci France. xanaa rek ma doole ci ne Marc Vivien Foé moom doomu Cameroun la woon joueur de football milieu de terrain sax la woon mi ngi ñàkk bakkanam nag ci ab match de football boo xam ne équipe nationale u Cameroun moo ko doon football ak waa Colombie ci coupe des confédérations yu fi amee woon ci atum 2013 le 26 juin la woon 2003 autant pour moi Vivien Foé voilà mi nga juddoo kon Yaoundé ca Cameroun. Série A Ligue bu Italie nag nee na yëf yi dina door le 20 juin. waaw ni ki démb nag lañ ko confirmé ngir jàpp ne nag lu jëm ci championnat bu Italie dinañ ko tàmbali waat ci week-endu 20 jàpp 21 juin di fàttali foofu ci Italie nag seen compétition dañ ko nag dakkaloon ni ki juróom-ñeenti fan ci weeru mars li ko waroon nekk ba tey mooy jàngoro ji di Covid 19 waaye nag ministre bi nag fu mu toll nii joxe na nag accordam gannaaw ba mu nag jàkkaarloo week ak ñu ngànk football bu Italie kon ñu jàpp ne yooyu la jongante sax ñeent ci ay jongante ñoo fas yéene nag tàmbaliwaat championnat bu Italie yu ci mel ni Atalanta bu Bergame ak Sassuolo Hellas Vérone fas yéene ci laale ak Cagliari Inter bu Milan ak Sampdoria bu Gênes lay doon Torino ak Parme waaye nag ñu seetlu ne balaa yooyu lay jongante jàppale nag lu jëm ci wàllum coupe bu Italie dina am ay match yoo xam ne dinañ ko nag tàmbali foofu ca Italie ndaxte yooyu jàppal ne ñoom ñoo war a nag jiitu lu jëm ci tàmbaligu championnat bi. Bundesliga bi moom soobu woon na ci compétition yi déjà fii ñu ngi toll ci fanweeru bëccëg ak ñetteel ci week-end bi. waaw ci week-end bi nag la ñu fas yéene nag ñoom wóyal lu jëm si seen nag 29e journée ni ko ci samedi bi tey 13h30 Mayence moo ci fas yéene dalal ñii di waa Hoffenheim Schalke 04 ak Werder bu Brême lay doon Hertha Berlin di laale ak Wolfsburg moom dina dalal ñii di waa Eintracht Francfort 16h30 Bayern Munich nekk ci bopp championnat bi mooy dalal ñii di waa Düsseldorf ni ki ëllëg nag ci dimanche gi dinañ am Mönchengladbach contre Union Berlin Paderborn mooy laale ak ñi di waa Dortmund ñu fas yéene kon nag ndax képp ci lundi bi ci diggante Cologne ak Leipzig kon nag ni ki démb moom Fribourg dafa lajji ci kanamu Leverkusen benn bal ci dara Simon Pierre Faye kon lii moo fi gënoon yaatu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram.